moo jot ca buntu mankaanu permanence njiitu réew mi APR la xibaar yi asalaamaaleykum li ci gën a fës ci bopp xibaar yi sax mbirum coow loole yëngu ci biir kuréelu parti njiitu réew mi Moustapha Cissé Lo nag daal nañ koy génn ci parti boobee bokkatu ca commission de discipline bu parti bi nag ñoo ca addu ginnaaw ndaje bi ñu doon defal moomee nag addu ci coow la député boobee di Moustapha Cissé Lo askan bi nag jàpp ne lu nu mel naqarloo nañ ko ba fa naqarloo yam ci kàddu yu ñaaw lu ci mën di am ñi ngay sàkk yoon def liggéeyam rawatina njiitu réew mi di kàddu bu baax ci jax-jax gi am ci biir kuréelum googu ci biir xibaar yi ubbitee fukk yenn ci daara yi nga xamante nag bokk na ci kaw yi benn fan ci septembre ndongo yi nag daañu séqi seen i jéego ca barab yooyu ngir amalam njàng di dogal boo xam nag ñu seen biir sax rafetlu nañ ko donte nag bu dee ña fare ci kuréel gi ëmb jàngalekat yu kaw yi di SAES xam ne nag wàllu wér gu yaram dara gënu ko ëpp dayoo war nañoo wax càmbaraat bu baax lu jëm ci matuwaay ndax yemm na wala déet. Tabaski 2020 mu mel ne nag lu jëm ci li nga xam te moom moo di waajal gi màggal gi loolee nag ak jamono mbas gi li am na ci ñoo xamante ni bi la yoon de dina doon feet gu metti lool ci ñoom ci seenug jiba ak seenug boor ana lan moo ko wund ak lan mooy ci seenug jàngat Ramatoulaye Diouf dem na seeti yenn ci ay njaboot incha allah yéen ci ponk lañ ciy dëxëñ njàmbaas ko ci kanam faram-fàcce gi lay doon. mbokk yi bisimila dalee nag jàmm ñu yàkkali leen xibaar yi ñu fi jukki léegi fas yéene ko from fàcc bokk na ci ni ñu ko waxee léegi ci ubbiteef gi waaye laata loolee bokk nit lu soxla wàllum coowul ak banque yoxaw ñii di kuréel gi ëmb ñi yëngu ci wàllum yoon di justice sit juste googee nag seen grève boobee si banque yoxe yi am nag njaxantal gu bon ci askan bi seqi jéego lijjanti ji ay kayit ci barabu yoon yooyu di tribunal yi mel ne nag loolee bokk na ci li tax ñu sàkku ci nguur gi mu àddu ci ndax nag lii de mi ngi bëgg a ëppi loxo ndax ñoo ciy gën a loru ñoom ñooñee di wute ay këyit su lay faatu ndaw lañ ci teewlu. L'étude se lit sur le visage de cet étudiant étranger. La réouverture des universités du Sénégal au mois de septembre risque d'empiéter sur ses vacances. C'est trop tôt parce que nous, étrangers, nous on voudrait rentrer, voilà, voir nos parents, faire nos vacances et revenir en octobre, Inch'Allah. Et vu que le nombre de cas au Sénégal ne cesse d'augmenter, ça serait exposer les étudiants vraiment à un grand risque. Un Master 2 au département de géographie, ce dernier est certes d'accord, mais il est convaincu que la distanciation sociale ne sera pas respectée par bon nombre d'entre eux. Ça serait impossible parce que ici à l'université, moi, je sais la réalité. Parce que des fois, quand on a des cours, même sans des amphithéâtres, dans les salles de classe, des fois les étudiants remplissent toute la salle, d'autres vont s'asseoir en bas. Vraiment, ça c'est un problème. Et je ne crois pas, est-ce qu'on pourra respecter cette distanciation sociale? Seulement, bon, peut-être avec l'utilisation des casques et d'autres mesures, on pourra les respecter. Le nombre pléthorique d'étudiants et le manque d'infrastructures, selon eux, peuvent impacter négativement sur cette reprise. Et pour cela, ils proposent de baliser d'abord le... jégalu ci njumteef googee bokk na ci nag lu soxla wàllum ni ma ko waxee ci bopp xibaar yi ci coow lu Moustapha Cissé Lo mu ne nag leer na nañ bokkatul ci parti njiitu réew mi commission de discipline nga ñoo def ndaje jëlub dogal nag ginnaaw bi ko njiitu réew mi amee sàkku ci liggéey bu ni mel askan bi nag di sàkku ci njiitu réew mi mais liggéey boobee mu wéyal ko nag xool bu baax a baax parti mbeeg jax-jax ji mu am ndax gis ni nag fi mu nekk nii jafe-jafe yu bëri lu mel nii mooy bëjjoo googee ak yenn ci ay kàddu yu ñàkk tegg nii waroo ak i tifaara loolee war nañ ko saafara ñu ànd cekk may mun a ñaan xam ne ñu bëri partagé nañ ko ci réseaux sociaux yi ñu nemmeeku ci kile di yëngu ci mbirum politique di Moustapha Cissé Lo di saaga ñenn ñi mu bokk parti ku ci mel ni Yakham Mbaye ak Farba Ngom loolu lii jamono ji nag jural ay commentaires yu bëri file ci réew Sénégal looloo tax ñenn ñu taseel di ko ñaawlu. dégg naa ko démb mais man bëgguma ay mag yuy comporté wu noonu quoi ñoom dañu war a wane le bon exemple fii Sénégal la ba après ñu xam ne bu ñuy wax mag ñi ñu ngi leen di déglu xale yi ñu ngi leen di déglu d'accord ma ci yooyu wax daal. suñu mënee liggéey ñu liggéey mais ñëw pour xasante saagante ci ay kilifa loolu moo dul xel moo dul xalaat. parce que kilifa wax dëgg yàlla yu bëri war nga ko mën a éviter daal. surtout ñoom dañuy ay référence daal saaga yeeg yooyu nga xamante ni moom la ñuy seetaan ci image yi ci réseaux sociaux yi
du lu rafetlu daal. ñeneen ñi nag jàpp ni tey jii dañoo war a samp ay laaj ci lu nekk ci ginnaaw bile sortie. Sénégal dafa am ñaari Sénégal bi topp politique bi di dem ba yow dootoo gis dëgg wala yow da ngay di obligé la nga dem noonu rek comme ça di dem rek doo wax dëgg bi li am solo si aujourd'hui un Cissé Lo a osé jël xam nga man day Cissé Lo xaw ma ko bokk moom dara mais yaakaar naa ni mag bu day ni moom ak li mu yàgg def ci APR su demee bay wax rek am na lu tax léegi nag loolu tax nag man ñun ñëw léegi pour jox Cissé Lo dëgg wala jox ay xam nga Yaxam Mbaye ak Farba jox leen dëgg déedéet ñun li ñu bëgg li mooy su dee lii dafa am nañu leeral lii peuple sénégalais bi parce que actuellement affaire yi dafa commencé di tegaloo ba ñun xamatutuñu. moom góor gi sax yamul foofu ma ngay ñaan procureur de la république ngir mu autosaisiru ci mbir mi ni mel. Cissé Lo wax na dañuy sanctionné Cissé Lo ak lu Yaxam Mbaye la ak Farba ñoom ñun dañu war a sanctionné parce que képp ko benn kii bi rek la 6 ak 9 rek la kii ngi weer kii dëgg la xamuñu léegi na justice fi jóg procureur moo war a jël dossier waru xaar sax. da ngeen xool kaaw Khalifa Sall fi ba mooy du ñëpp Sénégal gi ba jóg procureur dafa jóg ne lii mooy am lii. ñi lee bëgg njiitu réew mi mën cee àddu ngir loolee mën a dakk. loolu laa wax ni ñoom ñëpp lañu war a corriger à gauche et à droite devant derrière dëkk foog mu am ordre. jamono ji nag parti Alliance pour la République di APR ñii ñu taseel gis ni mi ngi ci ëllëg bu leeragul loolu tax kon ñu gis ni dafa jot parti bi nga xam ne moo nekk ci boppu réew mi coppi mbir yu bari bu fekkee ne nag bëgg nañ jiite ci num ko waree réew Sénégal. may mën a ñaan kàddu yu ñaaw yooyee sax it ñi nga xam nag ñoom ñooy ndaw yi nekk ci coalition Macky 2012 dañ ko ñaawlu ba fa ñaawlu yam jàpp nag comportement la boo xam ne nag rafetul benn yoon ñoom ndaw yooyu di sàkku seen i ñooñi waa APR ñu daal di nag amaat taxawaay goo xam nag taxawaay gu mat lay doon bañ a wane ak matadi tey delluwaat seen xel bu baax ci li ñuy doxal. Mody Diop lay wuyoo mooy coordonnateur national bi am nañu ak moom jokkoo ci buumu téléphone gi. ñoom ñoo ngi wax lu bon ñoo ngi wax lu ñaaw jëmale ko ci président wala jëmale ko ci benn institution loolu rafetul ñun ndaw ñi de loolu du exemple ci ñun te ñun ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax ñun Macky 2012 ñun mouvement présidentiel parce que rafetul ay kilifa yu mel ne Moustapha Cissé nga xam ay honorable lañu représenté nañu Sénégal yëpp ci biir assemblée ba ci CEDEAO di wax lu mel nii ci seen gémmiñ loolu rafetul ñaaw na lool ñun de ñoo ngi koy ñaawlu ak képp ku mën a génn nag képp ku mën a génn lu ñaaw teg ko ci ndodd kilifa wala ci ko ndodd président de la République wala ndodd ñoo xam ne ñoo ngi ànd ak président di ko liggéeyal di def ay sacrifice moom ñun ñoo ngi ñaawlu loolu ñu ngi koy métti di ko ñaawlu parti bu mu bokk muy APR ñoom actuellement ñoo ngi waxtaan seen biir pour jël ay daan wala bokk jël ay dogal teg ko ci ay ndoddam xam naa du yem ci moom kese parce que képp ku def loolu war nañoo jël ay daan teg la ci sa kaw ndodd parce que actuellement APR ñoo ngi waxtaan seen biir pour loolu mais loolu ñun aussi dañ koy gën a wax le loolu dañ ko war a gën a yaatal bu mu yem kese ci APR la dem fépp nga xam ne képp ku kilifa koo xam ne am nga ndombo tànk wala nga nekk kilifa boo xam ne yaa ngi si dëkk bi wootoo wax loo xam ne ñun ndaw ñi suñ ko déggee wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne lu ñaaw la donc ñoom à leur niveau au niveau du parti de l'APR ñoom ñoo ngi jël ay mesures pour mën a saafara loolu donc ñu ñoo ngi rafet loolu di jaajëfee le président de la République di ko masawu tamit ci lii nga xam ne moo dal ci kawam. moo ngoog ci coowul Moustapha Cissé Lo moomee ñu gën a ràññee ci El Pistolero mu mel ne nag ba léegi coow li jeexagul te nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam nag moom moo di Abdoulaye Mbow di taskatu xibaar di gëstu ci wàllum politique jàpp ni lu ni mel nag daanaka yàggees na ko gis ci jëmu jooje maanaam yàggees na ko ŋaññi ci moom ci doxalinam lu ci mën di am gis ne nag dogal bu ñu mën di jëlit wóorul yem rek ci kenn nit waaye war nañ ko lawal bu baax a baax ci ñi nga xam nag ñoo ci nekk ci biir parti boobee say indi jax-jax te fi mu nekk nii di sàkku it bu baax a baax moom président de la république nag mu bàyyi xel bu baax loolee mu fësal moom di ay révélation soxe ko ci Moustapha Cissé Lo Abdoulaye Mbow ci bu mu jokko gi dañuy ñëw li nga xam ne Moustapha Cissé Lo yëkkati na ko jëmale ko si ay scandale wax na fii li nga xam ne moo di ay kilifa yoo xam ne bu ñu enquêté dañu leen gis seen loxo si wàllu drogue bi loolu moo waraloon mu doon wax ni immeuble yeeg yenn tabax yi boo leen koy gis Ndakaaru xaalisu drogue la wax na itam wàllu building administratif te building administratif man sama wàllu bopp sax yàgg naa wax ni war nañ ko saytu pour xool ndaxam koppar googu ñu fay tudd noonu la fa demee yàgg na wax itam waxu foncier di si tudd ay kilifa donc loolu yëpp dafa nekkoon occasion te moom
waxoon na ko ni procureur na ma woo mu wuy si ko donc occasion la woon procureur autosaisiru vraiment woo ko wala boog seet yeneen matuwaay yoo xam ne dinañu xool bu ñu defee l'enquête ba pare ndax la muy wax am na wala amul yëleeg ñu toog ñi ak sa xarit ñu lay laaj mais est-ce que du lu mu tudd soxna yu président moo tax wante daal daje am na ba tax na loolu dina xaw a ëllëma xel yi dañoo war a def li nga xam ne moo di blâme dañoo war a def li nga xam ne moo di avertissement dañoo war a def li nga xam ne moo di suspension ba yegg si li nga xam ne amaana mooy dàq gi ñu dàq comme tey nuñ ko dàqee Moustapha Cissé Lo te jàpp naa ni du moom kese lu tubaab di naan insouciance lu maanaam olof lu mu koy wax xamadi rek bu ñu yeggee si loolu war nañu xoolaat bu baax doxalin bi parce que yàggul tuuti am na ñu fi nekkoon loolu moo taxoon ñu duut leen baaraam te loolu bokkoon na suñu tax ñu sanctionné leen woon mënuñu aaye kenn wax te waruñu aaye kenn wax dañoo war a rafetal kàddu gi dañoo war a jubal kàddu gi ba nga xam ne bu toqee su nopp sénégalais bi am na neneen nu mu koy analyser pour mën ko jëlal boppam wala boo contester ko andi argument am mu nekk nag la force des arguments contre véritablement li nga xam ne moo di la force de l'insouciance de l'insolence te loolu daanaka amul njariñ. mangook ba tey ci wàllum politique sax poste Yélimani jëwrin toogu kookee dañ ko war a dellusiwaat du samay kàddu Mouhamadou Moustapha Diagne xamle ko di njiitalu lii di synergie républicaine jàpp ne nag tey jilee daanaka lu baax la ci doxalinu gouvernement bi ndax bëri na ay poñ yoo xam ne nag ak la joy ca liggéey bi ñu waroon a def war koo joyanti loolee mën na koo indi ndax gis ne ni jox nañu buntu ku jegi ndax ñu bëri ña nga yëkkati seen i kàddu di ŋaññi nañuy amaleeb doxalin ci wàllum nag yorinu ko lii di mbas mi la di gestion de la Covid-19 Mouhamadou Moustapha Diagne ci bu mu jokko gi. républicaine ki dafa seetlu ni avant feebar bi di installé wu am nañ say manifestation yu bëri opposition bi àjjuma bu nekk ak ay activistes yu bëgg a marche te loolu li ko waral mooy discipline donc ci le plan social tey syndical yi revendication yi képp kuy tey léegi damay laaj ndox damay laaj courant président ngay waxal directement moo tax ñu ne nekk nag li ñuy def baax na pour ñun parce que boo jëndee premier ministre te tax dossier yi gën a gaaw tey tax régler problème yi mën na gën a gaaw parce que dossier yi bëri fa jaar lu baax na waaye nag le président il est exposé tey jii ku jug rek moom traitement ngay jël te opposition bi ak activiste yi nanguñu seen défaite 2019 te bu feebar bi jeexee daañu gën a yokk ay marche daañu gën a yokk ay manifestation te loolu dañuy visé directement président day wax affaire pétrole affaire gaz affaire ndox affaire courant loolu lu ñëw rek ñu dóor ci mais en vérité président dañuy visé donc président nag soxla na benn interface boo xamante ne bii loo koy permettre que avant ñu di ñëw ci moom au moins ñooñu wàññi seen doole wala aussi sax mu faayagal leen ba duñu yegg nguur moom soo amee premier ministre soo ñàkk premier ministre kër sax boo koy jiitee dafay nekk loo xamante ne bii dafay diis nguur donc oyoful waaye boo gisee mu tekki woon loolu rek dafa ko gën a gaawal ba mu fas xa gën a gaaw di li ci gën a gaaw waaye nag yàlla gaa mi gën a gaaw waaye le problème aussi mais moom daf koy exposé tey ci jug rek ak ci président te opposition bi ñu am activité yi ñu am su feebar bi jeexee daañu ko gën a tal ci kaw nguur gi. ma ngoog ñu wax lu soxal ci wàllum nag lu ñeel li nga xam nag moom mooy jëm ci wàllum ba tey ci wàllum njàngal mi anam bi nga xam nag noonu lañ ko aje woon soxal daara yu kaw yi ci benn fan ci septembre nag ndongo yi daañu seqee jéego dëgmali ca daara yooyu loolee nag ñu ci bëri si ñoom am na ñu ci ànd fekkente ni jumtuwaay wàllum pego gi ci wàllum wér-gu-yaram lépp yem na ñeneen ci beneen boor gis ne it loolee dina naqaree matale ci wàllum respecté ko sàmmonteeg tegtal waa kër docteur bu ñu xoolee anam ba ak lim ba na mu toll ci daara yaak lii di amphithéâtre na mu bindoo loolee lépp dina nekk lu daanaka jafe mën a gàllu góosi ña ngay woo ci état bi kilifa gi càmm gi bi maanaam mu bàyyiwaat xel bu baax a baax nekk nag daara yu kaw yooyu Safiatou Koli. jaxare ngay gis ci xaru kanamu bile ndongo bàyyeekoo ca bitim réew tijjiwaat université yi nag fii ci réew mi ci weerum septembre jaaxal ko lool ndax day fekk vacances yi tàmbali. li ñu bëgg rek moo di daal di dellu ci suñuy waajur naka noonu tamit am suñuy vacances daana mën a ñibbisi nag ci weeru octobre incha allah naam sax li ñu gis fii ci réewum Sénégal rek mooy kawu coronavirus bi nag mu ngay wéy di yokk te li ni mel nag mën naa indil ay jafe-jafe. master 2 lay def ca département bu géographie bile ndongo moom daanaka ànd na pour ñu tijjiwaat université yi waaye gis na ni ki rek ci lu jëm ci wàllum distanciation sociale kenn rek mënu koo respecter. d'après mesures yi ne yaakaaruma ko. nombre bi dafa élevé encore salle yi c'est insuffisant salle yi à l'université civile c'est insuffisant l'amphithéâtre bi aussi c'est pareil parce que comme ni ko waxee L1 L2 L3 par exemple on a plus de 1000 étudiants et plus cher. peut-être waaw mën nañ appliquer yeneen mesures waaw loolu mën na nekk. bëriwaayu étudiants yi
ak ñàkkum infrastructure ci ñoom ñi bokk na ci lu nar a gàllankoor bile ubbiteem looloo waral sax ñuy yaakaar ni dañoo war a saytuwaat mbir mi. donc muy idée boo xam ne voilà bettul ñu bëri parce que c'était benn idée boo xam ne yàggoon na ko wax le septembre la nit ñi yaakaaroon donc bettul woon étudiants yu bëri donc nag voilà il faudrait mu def loolu parce que maladie bi actuellement ni muy gagné terrain bi ci Sénégal war nañ xoolaat parce que ñun sax dañ ne maanaam mesures yi ñu levé yi président levé sax risque la donc en même temps université nga xam ne day dajale mbooloo yi yow boo ñëwee nga tijji université bi actuellement dina am ay problèmes yu bëri à moins que yow nga wàcc ci terrain bi étudier le terrain xool maladie bi nan la fan les coins fan la affaire yi amee doole ngeen jéem a xool étudier le terrain man loolu laa gis ko. dogalu ministre bu ñu dénk wàllum njàng bu kawe bi nekk na lu war waaye ci yenn ci ay étudiants li ñu war a def rek mooy ñu sàmmoonteeg digle yi teg ci nag lépp lu war rek ñu bàyyi ci xel. ma ngoog jar naa bàyyi xel tegtalu waa kër docteur waaye jumtuwaaye gën a mën a yemb bu ñu sukkandikoo ci SAES mooy jamono ji nag ñi nga bàyyi xel di bàyyi noppit commission yi nga xam ne nag ñoo yore wàllum saytu wàllum wér-gu-yaram ci daara yu kaw yooyu di commission de santé des universités ndax jàpp nag ci noonu la ñu mën a tënku ngir xam dëgg-dëgg nag ci yan anam la ñuy mën a dooraatee njàng meek njàngale mi ñoom syndicat bi nag ba tey ji daanaka ñu ngi ci daanaka ab xel ñaar Mamadou Babacar Ndiaye mooy secrétaire général national adjoint bu SAES ñu teewlu ko ci buumu jokkoo gi. ji ministre bi mbébétam la wax rek li mu yéene mooy ñu commencer le 1er septembre mais muy ñun jàngalekat yi muy personnel administratif bi comme muy étudiants yi ñun ñëpp dañoo yàkkamti dellu si ci université pour jàngale li am nag mooy mbas mi ñu dal moom moo ñu xaw a gàllankoor ba niñ ko bëggee mënuñu ko defee mais yàlla def na université bu nekk am na li ñuy wax comité santé boobu moom mooy toog càmbar situation bi xool mbir mi fu mu toll ci gox boobu pour xool ndax jàng mën na amaat wala mënul amaat comité santé boobu li muy décider après da koy proposer li ñuy wax conseil académique bu université yi wala conseil pédagogique bu université yi ñoom ñooy toog xool kañ la ñuy tàmbali ndax dinañ tàmbali wala duñu tàmbali donc ñun fi ñu toll nii ministre bi yàgg na ko wax moom tey li mu wax mooy yaakaar na ni war na mën a nekk heure sangam mais day bàyyi université bu nekk mu jël décision boppam donc fi ñu toll nii ñun li ñuy xaar mooy comité santé bi mi nga xamante ne mi ngi dajoo saa su ne toog mu ne ñu situation bi santé bi nii la mel ñu ngi leen di proposer ngeen tàmbaliwaat wala bu leen tàmbaliwaat wala ngeen tàmbaliwaat ak condition yi ñu jël proposition boobu yóbbu ko conseil académique bu boobaa moom mooy décider na ndax dañuy tàmbali wala duñu tàmbali soobee yàlla mais tàmbali bi moom mën naa doon le 1er septembre comme mën naa bañ a doon le 1er septembre ndax dépendrul ci ñun ñuy jàngale wala étudiants yi wala personnel administratif yi mi ngi dépendre surtout ci comité santé bi lim ñuy wax ak mbas bi fu muy toll bu boobaa ci dëkk bi ndax dina mën a ànd ak njàng mi wala du mën a ànd ak njàng mi. wax naa ko sànq ci xibaar yi bokk na ci lu jëm ci wàllum fële ca palais de justice bu Ndakaaru yabal nañ fa sunu ndaw ngir mu saytu bàyyi lu xel bu baax a baax ndax liggéey ba yem na ci wàllum ñii di liggéey ci wàllum yoon te bankoon seen yoxo ci fasante bañ a fasante xànc ak morom sa ginnaaw ba ñu jàppee ne dafa am lenn ci ay ponc ñuy dabu ba léegi ci gouvernement bi rawatina jëwriñ ji leen gàlla France da alay xaddan askan bi nag di yittewoo ay kayit ñoom ñoo ca mujjee laru ñu ngay sàkku nguur gi mu indi ci atte ndax ñi ngi bëgg a dem laa bisina sunu ndaw su lay faatu ndaw gis nga xam nga ne lii moom métti na trop dañ ma jàppale ngir yàlla ma faju ñu daal di koy agressé ci atum 2016 boobu ba léegi nag Moussa Sow mi di jànkonteel ay jafe-jafe ngir rek am avocat naka noonu tamit yoon daal di def liggéeyam. wan ci dañ ma naroon àtte tey waaw ma ñëwaat tey ñu ne ma il faut le 14 waaw à chaque fois dama fi ñëw dañ ma agressé woon jàq sama bët di jël paaka jam ci bët bi nii léegi depuis 2016 la woon ba léegi nii. la ko wokk nag moo daal di xuri kii di Mariem ak Seydou Baldé ñoom ñi ñëwoon ngir ut rek ab papier administratif ñoom ñi nag di xamle ni rek lii di justice bi warul dem benn yoon grève. parce que ñu bari dañ leen di soxla tout le temps wala état bi jóg ci daal parce que tamit ñoom lañ am daal pour fii lijjanti suñuy papier yeeg yooyu. justice moo yore si àdduna bi yëpp su demee grève rek liggéey bi day handicapé. mu nekk nag ab situation boo xamante ni ngóor si moo ngi koy ñaawlu rax ci doole ma ngay xamle ni rek dana xool beneen feem. fi mu nekk damay jéem a xool fan laay mën a jaar pour jéem a xool ku fiy liggéey wala koo xam moom fekkee damay jëkkër sax neexa sax moo gën parce que. mbootaay bi sekk liggéeykat yu yëngu ci wàllum justice fas yéenew ñu dellu benn yoon gannaaw ca la ñuy sàkku naam sax su dee xam nañ ak li ni mel dana indil ay jafe-jafe citoyen sénégalais bi.
Souley Fatou Ndaw cant ak ngërëm ñeel la ñu wax lu jëm ci ba tey mbas mi ak Covid 19 bi tey yeewaan nañ ak beneen lim bokk na ci daanaka juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xamante ni fësal nañ ni amee nañ mbas bi de ci ginnaaw bi ñu caafee juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett di 8838 bokk test réalisé bokk na ci nag bu ñuy xool ñett ci doomu aadama yi tamit ñàkk nañ seen bakkan yokkuwaat lim ba fi mu nekk ni nag ña ñuy toppatoo ca kër docteur di ñiy wax centre sous traitement toll nañ ci ñaari junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar bi maanaam 2432 patients ñu teewlu ci docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention. ci juróom-ñett téeméer fanweer ak juróom-ñett test yu ñu def juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu am nañu juróom fukki cas ak ñaar ñoo ciy cas contact. ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ciy cas communautaire cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji cas communautaire mooy ñi nga xam ne fi ñu ko jëlee dañ ko ci ñooñu nag cas communautaire yi Touba am na ci ñett Xombol am na ci ñaar Plateau am na ci ñaar Thiès am na ci ñaar Sangalkam am na ci ñaar Yoff am na ci ñaar Almadi benn Fann benn Géejawaay benn Joal benn Kaolack benn Liberté 5 benn Liberté 6 benn Mbaaw benn Mbuur benn Ngor benn Parcelles Assainies benn Patte d'Oie benn Saint-Louis am na benn fanweeri malade ak juróom-ñeent wér nañu tey te incha allah dinañu génn ñeent fukk ak ñeent ñoo nekk ci service réanimation yi ñett doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan niki démb dimanche juróomi fan ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeent junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent wér nañu téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar. Mangok ñu wax ba tey ci lim boobee ak di mu yokkoo ba jégg dayo bokk na ci nag liy gën a jaaxal askan bu Sénégal faatu gi ñu gis ne nag comme mbàccum gerte ni mu gaawee lool ci faatu gi ci wàllu mbas mile te ñu gis ne ñi ci gën a loru mooy ñi féete mag lool ñuy wax les personnes âgées loolee nag nekk li nga xamante ne jot nañu def ci taxaw seetlu ñu ci bëri nag duut baaraam ci ñàkk sàmmonteeg tegtalu waa kër docteur ñu wax les mesures barrières nguur gi nag lu jig njaaga moom la am na ci part de responsabilité ab taxawaay bu mu ci war a amal ñu ànd ceeg Fatou Mbow. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax en 48 heures nga am ci 8 morts c'est trop. ñu xoolal suñu bopp bu baax a baax xam nga kenn mënul def lépp mais nga jiim quoi. woppuy coronavirus nag dafa laal bu baax ci sunu réew mu doon situation bu jéggi dayoo ñenn ñi ci askan wi di ñaawlu lawum feebar bi ak ñi ciy faatu saa su nekk jamono ji ñu toll nii bu ñu sukkandekoo ci sëñ bi di xamle ne bàyyeeku warta am benn yoon te ñuy war di tàggat nit yi saa su nekk. moytu suivre les consignes takk ay masques di utiliser les comment dirais-je les gels et tout ça là di ko utiliser à tout moment. ak fu jàngoro coronavirus bi tollu nat nguur bi am na ci wàll bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci kàddu artiste bi naka noonu muy ñaan ndaw yi ñu toog seeni kër ngir mën a muccal mag yi. voilà man gouvernement bi laay ŋàññ parce que tamit levée bi mu def boîte de nuit yaa ngi dox distanciation bi waaw kenn respecté wu ko waaw nit ñaa ngi vivre comme dara musul am daal te lii suñu danger la da nga xale yi laay wax xale yi parce que xale yi ñooy dem ñoom ñoo ñëw
waaw donc nag ñoom ñoo war a protéger mag yi waaw xale yi moom xale neexul téye mais tamit quand même waaw na parents yi wax ak xale yi bu ko defee waaw ñu téye leen si kër yi waaw pour que affaire bi bañ a gën a law parce que su lawee mag ñi ñëw si gën a sonn parce que bu ñu sukkandekoo ci kàddu yu ndaw yi di xamle ne mesures yi tukkee ci ministère de la santé dañ ko war a sàmmonte bu baax a baax rax si dolli ñu gën a bàyyiwaat xel su lu ni mel. muy jàngoro bi amul tànk amul loxo amul ay bët demul fenn fu mu dem ñun ñoo ko fa yóbbu ndax ñun suñu bopp ñooy déplacé wu mais suñu wàññee déplacement yi ci déplacement boo xamante ne am na njëriñ ñu def loolu noonu jàpp suñu njàmbur. nga respecté mesure barrières yi xam nga corona bi nee nañ lii ak lii lay bañ nga moytu ko nee nañ lii ak lii soo ko defee di nga ci mucc nga def ko soo raxasoo ba set di nga mucc si corona bi incha allah suñu nañ ko def sax buñ ko deful sax ngir suñu bopp ñu def ko ngir suñu papa yi ak suñu yaay yi parce que ñooñu bu leen feebar bu day leen sonal. lawum feebar bi ak ñi siy faatu saa su nekk jaaxal askanu Sénégal la ñu gën a bàyyiwaat xel ci woppu coronavirus mi nga xamante ne mu ngi wëy di law ci mim réew. ci mbas mi moo waroon sax gouvernement bi état bi càmm gi jël ay dogal ngir dimbali askan wi nga xam nag seen loxo jot seen ginnaaw seen jiba suufee na lool mu mel ne nag séddaleeg dund googee am na ci ñoo xam nag gisuñ ci seen bopp soxna ya fekk baax ca ndàngaan ñoom ñi ne nag daanaka mujj nañ leen ca jox ginnaaw bi nga xam nag dañ leen a fàtte woon ci wàllu mbas boobule ak séddaleeg dund gi mu mel ne nag bokk na ci li waral fi mu nekk nag ñu jàpp ne jot na it ñu gën a bàyyi xel bu baax askan wi nekk ci jafe-jafe daan nañ sant bu baax ki nga xam nag moom moo di Thiallo Lega di préfet ba fa nekk teewal fi nguur gi ci li nga xam te moom moo di liggéey bi Pape Malick Fall ci diwaanu Kaolack. te ci jamono yi ñu doon jox ndimbal yi nga xam ne état bi moo ko génne woon jagleel ko ñi néew doole ci xeexu mbas bi ñu duppee Covid 19 ñoom soxna yi nekkee ci nangaan daal di jot ay ndimbal yu takku jëf ji nag ñi ko amal moo di waa ONG àndandoo. jubluwaay bi mooy fexe ba jàppale soxna yi ñu daal di gën a mun a dund ci jamono ji nga xam ne coronavirus day woy di lëmbee fii ci diwaanu Sénégal. soo gisee ñu ñëw di jébbal suñuy ndimbal ci ñu ko yelloo c'est parce que jamono ji moo ko laaj parce que dañu nekk ci jamono mbas boo xamante ne nit ñi kenn mënul génn sa kër ñu ngi toogloo nit ñi seen kër kenn demul sa bërëbu liggéeykaay ba war a mën a am loo yóotu. ci dëkk ba mun kaa indil sa njaboot. ñoom soxna yi dund ay jafe-jafe yu jéggi dayoo ci bi coronavirus teewee fii ci diwaanu Sénégal ba tax na sax ñu daal di rafetlu jëf ju ni mel ñoom sant nañu waaye it gërëm nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo leen indil la ndimbal lu ni mel. kontaan torop di sant tamit préfet ndax mënoon nañ koo jox sunu këyit mu lem ko sànni ca suuf wala mu xotti ko waaye ba ma demee mu jàkkaarloog man wax ak man na ma ko dëggu ngeen. lu ma man ak fu ma gis ci ndimbal dinaa ko def kon waxam ja tey dëggal na ko yéen it ñun leen di sant ndax bu leen neexoon mu bañ leen cee fekk ndax ku jógee ba côté Ndofane waroon ngaa mën a bañ a ñëw Betuwaar kon ñun li ngeen def kontaan nañ ci fuñ bëgg toll wees nañ fa. ONG àndandoo fas yéene dugal loxoom ci yeneen i mbir bokk na ci xeex li nga xam ne moo di ñàkk gi soxna yi di dund jamono ji ñoom wax nañu ne daañu ci def seen kéemtalaay kàttan ngir daal di koy mën a wàññi fii ci diwaanu Kaolack Ndangaan. Kaolack Ndangaan la ñuy jógee ne coow dem fële nga xam ne moo di ca Waalo rawatina fële nga xam ne moom moo soxal ca commune bu Bokkal foofee am na ci ñi nga xam nag ñoom ñooy waa gox baag nañu lëkkaloo ay partenaires daal di taxawal li ñuy wax li di nag plan d'urgence de résilience maanaam aw ñàll woo xam ne ngir gën a noddante li nor ci wàllum koom-koom gi gën ko suqali gën a fexe ba jàppale askan wi ci wàllum koom ci jamonoy mbas meeg njeexantal ga ca am loolee nag di loo xam nag ngir dëppook wooteem njiitu réew mi nga xam nag moom moo di fexe ba koom-koom bi jugaat na ñokket demu yoonam maanaam góor gi mu góoroon Lamine Bayla Sène ci diwaanu Bokkal. askan ba nga xamante ne ñu ngi yeewoo ci diwaanu Bokkal gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne judd na ci mbas bi nga xamante ne mi ngi wër àddina wërngal këpp te Sénégal mucc ci meeru commune bu Bokkal taxaw na tëgg benn programme boo xamante ne ngir xeex ak Covid bi waaye nag buñ ci jaaree bu demee ba coronavirus jóge fii dañu mën a waat yëkkatiwaat seen ay yëngu-yëngu ci wàllu. xam nga bu ñu tëjee région te tëj département luuma yi nga xam ne ñoo nekkoon Bokkal ñu tëj ko. loolu dafay indi jafe-jafe bu bëri parce que luuma yooyu dafa am lu muy joué ci élevage am lu muy joué ci agriculture am lu muy joué ci commercialisation bi yooyu yëpp nekk lu taxaw ci ñetti weer nekkoon ay alal yu bëri yoo xam ni communauté yi ñàkk nañ ko du ñu bëgg loolu nga xam ne ay perte la loolu nga xam ne ay jafe-jafe la ñun ñëpp ñu tayale ko acteurs yi ak services techniques yi tasee fi ak l'administration ñuy def diagnostic bi pour mën trouver les problèmes
pour mën a élaborer benn document d'urgence boo xam bi ci fii ñu toll nii képp kuy partenaire wala képp kuy état dinañ la ko dékk pour nga mën a dugal sa loxo ci loolu mu nekk loo xam li day mën a rattraper perte yi nga xamante ni amoon nañ ci plan boobule kii di Abdourahmane Gueye responsable division planification ci agence régionale développement bu Saint-Louis am mbir yoo xamante ne tënk na si te muy ay jafe-jafe yoo xamante ne moom lay askan bi di jànkonteel waaye nee na foog nguur gi jéem ci indi ay saaf. alors jeexital yooyu ñu ngi ko doon seet ci. Mangook di woon Lamine Bayla Sène ca diwaanu Bokkal la woon ak Lamine Bayla Sène ñu wax ci wàllum tabaski bi ak mbas mi li yenn ci njaboot gi daanaka gileek yoon dana nekk lu metti lool ak ni jibe yi suufee lool ji gafaka yi lu ci mën ne am tabaski la guñ dul fàtte benn yoon ñu ci bëri nag gis nañ ne la ëpp solo nag mooy def loo mën ndax wax loo mën def loo mën soo tëddee di nga mën daal di nelaw bañ a moytandiku ko ay borok gàlloo loo xamante ni xëy na ak it dépensé maanaam jëf ci loo xamante ni amul benn dayoo Ramatulaay Diouf Boubacar Diagne. ci HLM Montagne di gox bu bari nit te xumbu teg si tabaski bi ñu jupp ñoom yile borom kër di xamle ne wàccay gi ci war du yomb. tabaski baa ngi nii ñëw yoruñu dërëm yoruñu ko dañuy lijjanti fi mu ne nii rek. di jéem rek tabaski bi moom dañuy jéem rek yàlla moom mooy yeggale yëpp waaw si yàlla daal lañu yaakaar lépp moom muy ñu jàppale ñoo ak jàmm ndax tabaski bi moom ñëw na ba pare affaire xale yeeg lekk yeeg xar yeeg xam nga tamit. tabaski bii de dafa xaw a doy waar xam na lu tax dafa xaw a doy waar corona bi feebar bi xale yi liggéeyul mag yi liggéeyul. mu nekk ab fête bi nga xamante ne nag day laaj dépense yu bari wante bu ñu sukkandikoo ci Fatou Diop nañuy jiital xale yi. xale yi de xanaa kii rek lu jéem rek lu ñu am rek jéem leen a jox rek ñu daal di bëggal leen rek ñun mag ñi amuñu problème waaye xale yi moom il faut ñu bëggal leen jëndal leen rek lu mu ndaw jërë metti nag waaye sant yàlla rek. dund gi yombul loolee la Aysatu xamle moom sax mi ngi woo nit ñi ñu def lu ñu mën. ku ne def li nga mën rek ndax jamono bi neexul muy góor di jigéen ku ne li sa poos attan nga def ko boo tëddee nelaw ndax jamono moo toll foofu ñu bañ a yàq parce que benn bés la njaboot yi bu ñu amee luñ bëggalee seeni doom nañ ko def et puis yemale sa njaboot yar ko ci ni ngay amee ak ci ñi ngay ñàkkee. boo amul mu mën ko muñ wala ñuy teg góor ñi li nga xam ne pression boo xam ne seen poste duñ ko attan aussi loolu tam erreur la ci couple yi. feetub tabaski nag ren jii dinañ ko màggal boole kook mbas mi di Covid-19 li ni mel nag mu mel ni dina metti lool yenn ci ay borom kër yi nga xamante ni lenn rek lañu yaakaar muy ndimbal ak xewalu yàlla. ci ndimbal loolee sax ni ci doon dimbali ba xibaar daal di yemb waa rédaction bi jàpp ba ci régie ci réalisation bi Seydina Issa Roxulahi Diène feggoon ak nuuru ca son ba lépp daal di yemb jaar ci buum gi ngeen mën cee jot yéen ñu ko doon jot jaajëfal nañ leen bu leen tuxal ci kanam tuuti ak leen a sax ci kàllaamay tubaab di Molière lu ko may di jut ko ñaan yàlla suñu borom mi ñu boole moom di moom te kenn moom tey borom lépp ak ñëpp ak fépp fu mu wasare jàmmam jàmmal du fa am ñu fanaan jàmm